est-ce que yow boo demee porter bannière parti démocratique sénégalais doo trahir une partie de ñi la topp parce que am na ñoo xam ne ñii dañu disqualifier la classe politique traditionnelle yow nga ñëw indi une nouvelle vision indi benn gis-gis bu bees moo tax ñu topp la am na ñoo xam ne ñi jàppoo ne yow boo demee ànd ak PDS wala nga porter bannière PDS dem parti dem élection ñoom dinañ sentir ils se sentiront un peu trahi. bon d'abord man du ma porter bannière kenn suñuy dem suñu bannière la ñuy porter suñu coalition joxaguñ ko tur waaye mun na tudd Sonko 2019 mun na tudd leen ak leen ñun suñu bannière bopp la ñuy demee jëluñu bannière kenn loolu daf il faut mu leer d'abord parce que su doon nañuy dem tudd candidat PDS wala candidat Massamba ñun duñu candidat wu Sénégal lañu mais sur la base de la coalition qu'on est en train de construire ñun suñu bopp te tey am na lu ëpp fukki parti ak juróom ak ay mouvement citoyen yoo xam ne ñëw nañu dugg nañu déjà ci coalition ba mettre nañu en place un directoire provisoire di gën a discuter ak ñeneen ñi di yaatal loolu mooy benn ñaareel bi politique la ñu nekk dañuy jëm ci échéance électorale sénégalais bu ñëw ne jàpp naa ne yow yaa ñu doy seen candidature moo ñu doy pour ñu defar réew mi ubbil nañ la suñu bunt li bon mooy nga def ko sur le dos du peuple sénégalais mooy négociation yu doon am ci ay séddoo ay poste ay séddoo ay responsabilité wala loolu duñ ko def ak kenn waaye tey lu mel ni PDS su doon président Ablaye Wade dem na ba gis ni ñoom mënuñoo am candidat mu ne waaye fas yéene mu banque samay yoxo ndax réew mi toll na foo xam ne il faut ñu defar ko te jàpp naa ni li ma gis fii Sonko laa yaakaar ni ku ko jàppale ñu defar réew mi da nga foog damay ñëw naan ko déedéet bul ma ñëw jàppale bu ñëwee joxe ndigal wala joxe mot d'ordre ñun on est preneur parce que politique addition la dañoo soxla doole waaye du nekk ci kaw boo ñu jàppalee dinañ la defal lii wala dañ la defal laal dañ la defal lii loolu du doon ñun duñu dil mukk ci dos des Sénégalais mais képp koo xam ne sénégalais nga am sa carte yaakaar ni Sonko ma doy Macky Sall ci boppam bu demoon ba xam ni mënatul te mënul sax day mais bu demoon ba rendre compte ni mënut mu def li François Hollande defoon musal sénégalais ci musiba yi rek ne arrêté na bu wëlbati koo ne man maa ngi woo ñëpp ñu ma bëggoon woteel ñu woteel Sonko loolu da nga bëgg ma de génn def déclaration ne déedéet ku musa kii Macky Sall rek bul ma woteel dafa am loo xam ne du rationalité mais li am solo mooy naka la ci quelle base dañ ko defee ci cadre boobu nag laa ne su dee président Abdoulaye Wade jàpp na ni dafa war a joxe ndigal pour ñu woteel ñu tàllal nañ ko loxo on est preneur président Abdoulaye Wade nag am na lu ñu d'accordul ak moom ci gestion am te loolu la sénégalais bi gis ba sanctionné ko waaye nag bëri na tam loo xam ne ci gestion am suñ ma dajale woon ñi fi mus a nekk président yëpp moo ci gën ndax au moins ñun souveraineté bi ñuy xeex patriotisme bi ñuy wax moom au moins moom rek laa gisoon mu ñemee taxaw ne tubaab bi lii ànduma ci lii dooma ko def loolu lii dinaa ko def te loolu dafa bokk ñun ci suñu combat kon nit amul nit boo xam ne léppam dafa négatif nit ku ne da ngay jël li nga yaakaar ni moom mooy li baax ci moom li nga xam ne mën na ànd ak li ngay def nga ànd ak moom dem et donc cadre boobu dama bëgg mu leer ku xamul politique ñun yàgguñ ci politique duñ politicien acteur politique lañ ku xamul politique moom day nekk ci ay ligne lay tracé diw su defee lii man pare naa ci et cetera gis nga yonent bi sax mi yàlla yónni ci ñun dafa def stratégie keroog bi mu yeggee Medina gàddaay jóge Makka ñëw Medina ñi ko jël si woon ñu leen di wax ansaar ñoom ñëpp ay néew di doole lañu woon ñoo nekkoon les pauvres de Médine économie Médine bi yahud yee ko yoroon ñoo yoroon toolu tàndarma yi ñoo yoroon gëléem yi te loolu ku ko yor yaa yor économie bi naafeq yi ñi ñuy wax naafeq yi ñoom Abdallah ibnu Salul ñoo nekkoon ci diggante bi mu ñëwee xam ni fii su ma ñëwee jaay doole ñu faagagal ma mbir mi yem fii te fi mu jógee xeex nañ ko fa ba jëlee ko fa dafa naxanteeg ñoom ñu signé li ñuy wax la première constitution du monde la constitution de Médine kenn du attaqué kenn nañu seq jàmm jullit ñi bu ñu xëyee toolu yahud yi lañ daan dem liggéey ci toolu tàndarma yi ñu leen di fay salaire ba ñu dajale ba am doole ba keroog bi yahud yi defee accord ak yéefaru Màkka yi ñëw bëgg a dal seen kaw ci la ko yàlla jox ndigal ne ko génne leen ci dëkk bi donc loolu li muy te pourtant moom mooy yonent yàlla su ko sooboon
danaan nii rek mbir mi ne mais da ko bàyyi ak xelam kon politique tam dafay laaj yenn saay nga xam ni mbir mi du rek xadar ak doole amul benn projet de révolution bu mus a dox te à un moment ou à un autre nit amul loo xaw a naxante Nelson Mandela pour mu génn prison nekk président dafa waxtaan ak tubaab yi ba ñu signé li ñuy signé donc du affaire u xadar kese ak day ça va passer ou ça va casser tey mu dagg mais li ëpp solo mooy est-ce que mission bi da nga ko trahir est-ce que vision bi da nga koo jaay est-ce que objectif yi da nga leen a sacrifier loolu c'est la seule question qui vaille d'être posée tant que loolu amul la ca des c'est des questions de stratégie politique.